xëyee na ak nataalu góor gi mu def gàmmu Tiwaawan le sermon de Al Maktoum Serigne Moustapha Sy. Quand on est au pouvoir on doit faire preuve de dépassement et puis am na gëstu boo xamee ne amal na ko ci góor gi ci ruq bi ñu tuddee ko mystère gi ci xalifa bi di Serigne Cheikh yéenekaay bi di Walfadjri moom itam xëyee na ci xëtam bu njëkk ak li nga xamee ni moo am démb ca Tiwaawan mu wax ni message Mawlud leçon yi nga xamee ni Al Maktoum joxe na ko ci way politique yi wax na ci intérêt gi nga xamee ni war nañu koo teg ci kaw par rapport ak réew mi wax nañu itam ci xam-xam ak savoir faire muy ay solution yoo xam ne ni mën na indi ay saafara ci jafe-jafe yoo xam ne ni réew mi mu ngi koy dund ba noppi itam ki nga xam ne ni moo jiite moo toog ci jal bi wax na ci li nga xam ne ni moom la xale yi tuddee Barça wala Barsax di ñëpp li ñëpp bëgg ci ay ndaw bëgg a sànni rek dem ba kaaw nee na itam dina ko xeex loolee la Walfadjri xëyee ci xëtam bu njëkk Grand Place ci xëtam ñëw na itam ci loolee amoon ca Tiwaawan jëm ci ay révélation yu Abdoul Aziz Sy Al Amin moom nag mooy porte-parole bi ne Al Maktoum wax na ci li ñu tuddee xalwa pour la vie alors nee na góor gi dafa dugg xalwa pour la vie muy ay kàddu yoo xamee ni tey ji yéenekaay bi di Grand Place moom la xëyee ci xëtam bu njëkk ba tey ci gàmmuk Tiwaawan gi 113e édition gàmmu annuel bu Tiwaawan yéenekaay bi di Le Témoin xëyee na ba def ci xëtam ni Al Maktoum fustige les déviances loolee la def ci xëtam bu njëkk ci nataal bi na ngi gis nataalu photo wu góor gu ci ruq bi ca kanam porte-parole bi ma nga toog waaye kii fesal seeni kàddu di suñu papa Mansour Mbaye moom itam mu ngi ci yéenekaay bi di Le Témoin bu dee réew mi moom tamit ñëw na ci gàmmu 2015 ca Tiwaawan réew mi ne Al Amin dénonce l'égoïsme de la classe dirigeante moom nag wax na ci taxawaayu ñi nga xam ne ni ñoo jiite réew mi loolee di ay kàddu yoo xam ne ni mën nga ko fekk ci yéenekaay bii di réew mi quotidien Sud Quotidien xëyee na ak nataalu Al Amin mi wax démb fësal ay kàdduk Al Maktoum moom nag wax na ci serment wam ni nañu bannir égoïsme ñu delluwaat ci li tubaab tuddee agriculture maanaam mbay mi muy ay valeurs yoo xam ne ni Sénégal la fekk baax waaye mu mel ni dafay xaw a dañ loolee nag bokk na ci ay ponk yoo xam ne ni moom Al Amin fësal na ko ci discours am démb ca Tiwaawan et puis yéenekaay bii di enquête moom itam am na gëstu boo xam ne amal na ko ci li mu tuddee mystère gi ci góor gi ci ruq bi Serigne Cheikh mu ne mystère autour d'une retraite 2 ans après son succession au xalif loolee la yéenekaay bi xëyee tey ci xëtam bu njëkk Mawlud 2015 populaire itam xëyee ko ci xëtam def ni les vérités de Al Maktoum moom mi fesal démb moom mi nga xam ne ni moom la ñu fesal démb ay kàddoom ca Tiwaawan nee na il tense marabout politique ak citoyen yi maanaam wax na ci sëriñ si ci homme politique yi ak ñun ñi di citoyen yi le khalife des Tidianes prône le retour aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam moom nag yonent bu tedd bi moom la ñu bàkkee borom barrière or ba ca Médine Mame Kiya Aidara moom la ñu doon màggal fii ci réew mi ak it ca biti réew bu weesoo gàmmu gi yéenekaay yu bëri tey xëy nañu ak li nga xamee ni moo am ca Gambie mën nañu ko tuddee coup d'état waaye président wu Gambie moom nee na du coup d'état acte terroriste la loolee la Yaya Jammeh wax d'ailleurs ki nga xamee ni làqu woon na fii ci Sénégal di opposant gambien boobu di Bayo dégg nañu ni dañu koy waaj a expulsé maanaam dàqee ko Sénégal ñu bëri tiitoon sax foog ni dañu koy delloo Gambie xam que buñ ko delloo Gambie moom wóorul parce que xam nañu jikko Yaya Jammeh mais paraît-il may nañu ko ultimatum mu 48 heures pour mu génn dëkk bi est-ce que dafay dellu France parce que itam moom yàgg na France on ne sait pas encore de toute façon rédaction bi na ci amal ab gëstu démb rek ci suñu ay journaux dégg ngeen ci ay kàddu ku ci mel ni maître El Hadj Diouf moom nag nee na d'accordul benn yoon ci ki nga xam ne ni moo di Bayo toog fii Sénégal di xas Gambie loolu wóorul mën na yàq diggante Sénégal te Sénégal du ci ànd ak moom donc benn Bayo rek warta tax diggante Sénégal ak Gambie di yàq boo seetee ba ca biir tamit li El Hadj Diouf wax dëgg la mën na yàq itam parce que Yaya Jammeh ku ne xam ne ni dafa sóobu bu baax ci jàmm ji ñuy xeex pour mu dellu si ca Casamance direct info xëy na ak nataalu ñaari président yi bu Sénégal ak it bu Gambie ñu bind putsch manqué contre le
le régime de Gambie, comment le MFDC a sauvé le pouvoir de Jammeh, la radio Teranga FM fermée par Yaya, radio la bu nekk defe naa ca Gambie, et puis entre le marteau et l'enclume, le Sénégal va-t-il livrer Cheikh Sidia Bayo à la mort? On ne sait pas encore. Loolee la ñu wax léegi nii. Yéenekaay bii di quotidien moom nag wax na ci waajtaayu Coupe d'Afrique bi wax ni Sadio Mané indisponible, j'allais dire dafa indisposé pour football ah pourquoi on ne sait pas encore. En tout cas confusion la boo xam ne ni yéenekaay bii di le quotidien daf ci xëy tey mu bind confusion autour d'un forfait ba noppi itam am na itam coach bu ci wax on verra de toute façon fan la suñu équipe nationale bi jëm bu dee yéenekaay bii di stade moom tamit xëyee na ak waajtaayu Coupe d'Afrique bi mu bind liste des 23 lions. Sadio Sakho ak Sané dañoo blessé, grosse angoisse pour Giresse. Pourquoi? Allez lire li ñu bind tey ci yéenekaay bi di Stade Quotidien. C'est vrai que j'allais oublier Libération moom tamit wax na ci li ñu njëkkee sànq jëm ci coow li ñuy waxtaane tey ki fi nekkoon ministre de la justice di Aminata Touré mu bind gestion 2012 moom Libération, enrichissement illicite de fournisseurs au ministère de la justice, la Camorra démasquée, comment les demandes de renseignement de prix étaient truquées. Loolee la xëyee tey ci xëtam bu njëkk. Voilà donc yéen a kaay yaa ngoog ba ca kanam